gis loo xam ne lii lu bees la amu fi woon est-ce que da ngeen yaakaar ni ni ñu téye commune bi moo baaxul ou bien moo des dafa am lu des lu bari loo xam ne war nañ ko téye pour commune bi gën a avancé. waaw commune bi duñ ne niñ ko téye baaxul am na liñ fi def am na liñ fi bàyyi ñun biñ ñëwee di yi mottali parce que am na fi mu yem parce que ñun mënoo ñëw te fekkoo fi dara li nga fekk lu baax da nga koy téye lu bon nga dindi ko dañuy continuer li fi nekk mais changé ko ci beneen méthode boo xamante ni mooy gën a garaaw maanaam fast track boobu ñuy wax ñun moom lañ bëgg indi si 3 ans yoo xamante ni lii ñu la wax nii ci santé éducation donc dana bokk loo xam ne ak environnement loo xamante ni mooy li gën a taxaw lu ñu war a njëkki bu ñu yàlla joxee mairie bi li ñu war a njëkk a taxaw ci liggéey ko ci ñett yooyu la nekk environnement santé ci loolu lañ moom ci la ñuy njëkk a taxaw ci loolu. waaw souvent dañuy wax ne bon politiciens yi bu ñu soxlaa dara dañuy promettre lu bare daal bon dinañ def nii danañ def nii danañ def nii alors yéen ci lan la électeurs yi war a sukkandiku rek pour gëm leen ne effectivement Modou ak mouvement bu ñu egsee dañ ko def. waaw ñun duñu ay politiciens yaakaar naa mouvement bi ku ko xam ay jeunes cadres ñoo ci nekk ay étudiants ay transitaires donc ñun daanaka entrepreneur lañ mooy ñi ci ëpp ñi ci nekk amul kenn ku mus a militer benn parti boo xam ne da nga see bokk ñun li ñuy wax bu fekkee ne du lu ñu xam duñ ci dugg parce que li ñu lay wax lu papable loo xamante ni maanaam da ngay teg sa loxo ñun joxaguñ ñu mais boo xoolee li fi nekk ci commune bi fii yëpp pratiquement man maa ko réaliser donc dañ may jox duñ ma jox xaalis dañ may jox ne ma defal li ñu bëgg ma def ko donc man dama xam yoon ba pare donc du lu may làmbatu su ma jëloon fonction maanaam ñu fal ñu 2022 le 23 janvier mun naa ne février ci kàttanu suñu borom ñu war nañu mën a commencé liggéey parce que xam naa fan lañu war a commencé xam naa fan la ñu war a dem kon kooku laajuma pour laaj nii rek de damaa am solution boo xamante nii mi ngi suñuy loxo ñun li ñuy xaar ñu fal ñu appliquer suñuy programme ñun loolu rek li ñuy xaar. wax nga entrepreneur effectivement boo yaa ngi ci ay liggéey yu bare mais yow mii nekk entrepreneur ba pare nga am vision ci commune bi par exemple lan lañ fi war a mën a def dégg nga loo xam ne lii dina tax commune bi gaaw a sukkaliku la. waaw loolu xam nga actuellement loolu bëri na ñu ngi ciy liggéey actuellement fi mu toll nii maanaam ci côté éducation non seulement école yi ni bindoo bokk na ci programme boobu laay njëkk a dindi parce que mun nañ ko yëkkati à niveau ci kaw mu nekk R+1 xale yi ñu wàññi leen ci classe yi parce que dañoo nombreux ci classe yi donc loolu bokk na école 22 école amoo yoo xamante ni ma am na ay partenaires yoo xamante ni pare nañ pour liggéey loolu beneen bi poste de santé bi nekk fii donc man maa ngi koy gis fi laay samay jabar ci ñuy doom fii la ñuy nekk fii la ñuy fajoo gis naa ne am na espace mais war nañ ko gën a mun a yaatal am yeneen travaux yi ñu ci def yoo xamante ni capacité bi muy jël dinañ ko gën a yokk donc am nañ yoo xamante ni ambulance amu fi échographie amu fi donc même crèche am na programme nañ pour def ko si nga xamante ni bu nit juddootee muy xale bu ndaw liir bu ndaw ci 7 mois dootoo jéggi gox bi di dem feneen donc loolu bokk na suñu programme yoo xamante ni nekkul ne dañuy wax nii rek xalaat sànni dañoo am financement yi ba nga xamante ni tey bu ñu joxee ñun dañuy ñëw rek tàllal def nekkul li ñuy xaar wala di wuti feneen di jéggaani déedéet ñett yi ma la wax lii ma la si tuddal lu ne financement xam naa fan laa koy jëlee bu dee ci biir commune bii nag am nañ ay espace yoo xamante ni yaakaar naa bu ñu ko joxee ñu jël ko parce que am na ñu ko jox ba pare dinañ dem toog ak ñooñu waxtaan ak ñoom xamal leen doomu Njaareem Limaamu Laay kat ñoo soxla espace yii fi ne yu ñu leen jox te suñuy mbokk ngeen ñoo bokk dëkk ci dëkk bi dañoo bëgg kat lañ leen joxoon noonu ñu delloo leen ko si njëkk ak teranga parce que soxla nañ ko parce que commune bi mënoo koo développé mukk te espace yooyu jëloo ko ku la wax leneen lu dul lii dalay nax parce que li ñu moom bu ñu ko joxee ay nit ay individuel mooy ñun bu ñu li rawee mooy tàkku leen dootuñu amati dara kon donc il faut ñu récupérer ko pour mun ci def li nga xamante ni commune bi dana mën a dund dana mën a am koom boo xamante ni dana am feneen fu mu koy jëlee pour liggéey yi ma lay wax ñu mun ko réaliser très rapidement mooy espace yooyu nga xamante ni ñoo ko moom ay nit bëgg koo jël bëgg koo féetewoo seen bopp loolu nag danañ ci taxaw xeex si lañ ko ci jàmm ak salaam ba récupérer waat ko mun a def suñu programme ci kàttan suñu borom. xeex boobu pour nangu espace boobu est-ce que mouvement liggéey jot na rek moo koy xeex wala dafa am ñoo xam ne ñi ay doomu Géejawaay la cay àndal. waaw mais mouvement bi tey ay doomu Géejawaay ñoo si nekk ju dëkk ci commune bi ñoo si nekk donc xam nga commune bi fii moo gën a neex a defar te jeunes yi nekk fii population yi dëgëruñ bopp te boo leen waxee bu fekkee lii seen intérêt la ñoon gis nañ seen bopp yeneen ànd xeex bi
man seul ak mouvement bi kese mënuñu ko xeex parce que nekkul ni ñoo majorité si Ndiarème Limamoulaye donc askan bi bu ñu leen tegalee xamal leen li fi ne parce que askan bi nekk Ndiarème Limamoulaye lu bëri ump na leen lu bëri xamuñu lu xew man tëbama tëb wax nii rek lépp lu ma lay wax dama naan la diw liñ ko jox te nii liñ ko joxee kon du ma wax di sànni diw liñ ko jox nii liñ ko joxee nit nag bu dee dañ laa jox te lañ la jox jaar ci yoon askan bi bu ñu taxawee bëgg a jëlaat seen yëpp yaakaar naa dana yomb kon loolu dañ ciy ñaan askanu Géejawaay gépp ñu ñëw ànd ak ñun ñu wax leen lu leer loo xamante ni du lay làmbaatu doo accuser nit doo wax loo xamut dama leen lii ñuy laaj suñu askan bi moo ko moom lii ñuy laaj espace bi ñoo ko moom parce que ñoo ko doon sàmm depuis 72 ba tey muy suñu moomeel kon nag dañ koy laaj nañ ko jox si njëkk ak teranga ñu ñëw ñu waxtaan en l'amiable ñu jël li ñu moom jox ko parce que askan bi soxla na ko espace amu fi loolu lañ fa am te duñ bàyyi kenn jël ko te war see ànd ak nag waa Ndiarème Limamoulaye lépp luñ ci fas yéene àndal incha allah bu neexee yàlla. gis nañu aussi habitat social bi métti lool ci Sénégal ñu ngi koy jooytu partout surtout à Dakar ci même ak Guédiawaye pratiquement léegi dëkkuwaay yi baritul am na ay yenn espace yi par exemple yéen bu ngeen amul benn espace wala ci commune Ndiarème Limamoulaye lan ngeen ko fas yéene exploité. waaw mais espace yooyu man dama am programme bi ba pare xam nga man li ma lay wax dama ko am man waxuma la day li may wuti de wala ay fonds concours ak ay fonds dotation wala président dimbali ñu non yooyu soxlawuma ko parce que man acteur développement la am na li fi nekk maa ko tabax am na projet bi ma yor ni actuellement commune bi ñoo ma ko joxoon projet 200 millions la man maa wuti financement yi maa koy defar espace bi ñu am ni ci kaw littoral bi fii nii 500 mètres carrés la yoo xam man maa dem natt ko xam lii lan la mun ñoo ko moom ñu jël ko jox ko benn nit ci 30 millions loolu yaakaar naa teguwut si yoon ndax nit booy jaay da ngay jaay loo moom ku ko moomoon mu leer na yaa moom sa titre foncier loolu doo ko jaayee 30 millions. yow boo ko amoon tey lan nga ci. mais 6 immeubles laa ci def L+3 yoo xamante 600 millions la mais pour génne fii 600 millions ñu defar lii du dara askan bi dëkk si di fay 75 000 francs par mois ci 10 ans ngeen fay banque bi ngeen bi ko financé commune bi moom loolu après commune bi lépp lu mu bëgg a def ci développement ci foofu lay jaaree am ay ressources yoo xamante ni dana war a mën a développer koom boo xam ne dana fa jógee nga mën a liggéey fii parce que pour nga liggéey il faut nga am koom bi nag doo nekk di tàllal loxo ak di ñaan déedéet nit munoo am ay ndaw ñun Ndiarème Limamoulaye yàlla suñu borom dimbale nañu ay ndaw ñoo fi ëpp li fi yeewoo ay borom xam-xam ñoo fi ëpp li ñu yeewoo maanaam nit boo amee espace am suuf ami ndaw war nga am maanaam li ñu manqué ku ñu ménager ku ñu téye koo xamante ni dana courtier xale yi ba teg leen si yoon pour ñu mën a liggéey ñun Ndiarème Limamoulaye sens boobu lu ñu amagul moo tax nag ñu jóg waa mouvement liggéey jot na réveil liggéey jot na moo tax ñu taxaw pour indi li nga xamante ne amu fi woon xale yi ñu wutal leen liggéey li fi nekk tañ moom ko te bokk ko ñu seet lañ ciy def bu ku nekk mun see gis boppam mais pas ñu jox ko benn nit rek mu koy jariñoo loolu moom désormais dafay jeex incha allah. bu ñuy wax léegi école yi éducation junñu ko tuuti ci transformation des constructions pratiquement léegi boo gisee école yëpp seen construction ci niveau 1 la amul sax ci benn niveau bi ci suuf la nekk alors espace baritul léegi est-ce que yaakaaroon na par exemple comme ni nga waxee ni construction en hauteur ñi ñu xalaat ni construction en hauteur léegi jot na ñi ñu commencé ko di ko def pour gën a gagner de l'espace en haut ci kaw quoi. waaw mais loolu ba mu jotee yàgg na xëy na ay dirigeants yu cuune ay dirigeants yoo xamante ni amuñu volonté développer école yi mais bu fekkee dem nga Europe wala nga génn nga dem nit ñi jàngeetuñ ci suuf si kaw la ñuy jàngee donc loolu yëpp maanaam ñàkk am vision rek ñàkk am gis-gis la donc loolu moo gën a yomb ci lii nit di war a développer li nit war a def éducation bi maanaam nit war dootul fay inscription dootul amati kenn dootu ko fay blouse kenn dootu ko fayati yooyu moo gën a minime yooyu commune bi mun na ko jël en charge bu fekkee liggéey nañ taxe municipale yi muy jël di ko am war na mun a régler problème boobu yëpp école bi mooy li njëkk a taxaw ak santé mooy li ma la wax rek du ay caaxaan damaa am solution ci loolu loo xamante ni du ma ko lambaat du ma xaar ay président wala ñu naan ay ONG yu ñu dimbali déedéet ndax nit boo tàmmee tàllal loxo doo liggéey dara man damaa déparé fu dara amul li ma def nii maa ko def man ci kattan suñu borom ci coobare suñu borom nag ndax lépp looy def yàlla moo lay dimbale nga def ko xam-xam boobu ñu am ba créé fi dara loo xam ne dara nekk foon du nit ku ñu jël jox xaalis nañu def leen ñun ñoo créé suñu moyen bopp ak suñu xam-xamu bopp créé entreprise teg ko di ci liggéey di ci gis suñu bopp loolu nag lu ñu bëgg indi niveau Ndiarème Limamoulaye wan leen nan lay nit di mën a fexe ba développé wu te du tàllal kenn loxo ndax loolu lu yomb la te am nañ loo xamante ni bu ñu fa jaaree war nañoo moo def loolu. wala ngeen parce que acteur de développement nga mais am na aussi ñu dugg ci question politique yi ñu ngi jublu ci élection locale yi war a ñëw Ndiarème Limamoulaye bari na ay candidats de. waaw mais c'est moo baax na loolu moo baax
parce que ñu fi dëkk rek bu ñu ko laajee c'est bon baax na ñu koy li ñuy bañ mooy ku fi dëkkul ñëw di ko laaj loolu lañ dul nangu ku nekk di yeewoo fii xam nga li nga fi liggéey xam nga li nga représenté yaakaar naa candidat yi lu mu gën a bëri ku nekk am nga sañ-sañu laaj mais ñay joxee seen carte yaakaar naa am nañum xel seet kan la ñuy dénk bu dénk jotee loolu moom vraiment duñ koy nangul ñëpp duñ boddi kenn mais daal li wóor tóor mooy njaarim li moom lay am na ay personnes yoo xamante ni taxaw nañu pour jël li ñu moom dootuñu ko tayle nit toog fa mu toog ne dem leen samp fi nit mbaa nga teg fi nit loolu moom désormais dootu fi amati incha allah man bu ma nekkul candidat kuy nekk candidat man waa Guédiawaye ñoo ma choisir xale yi ñoo ma choisir mag ñi ak ndaw ñi parce que dañoo gis li ñu fiy def ñu am yaakaar si ñun maanaam doo gis ku mel na man di seeti keneen ñun man li ma lay wax waxuma la ay c'est-à-dire dama la naan la boo ñu ko joxee si 2 ans wala 3 ans xam nga 5 ans la ñuy fal maire pour nga nekk fi ñun si 3 ans li ñu koy jëlee fa mu ne yóbbu ko li nga xamante ni eggu foon ñu am ko ci Guédiawaye si 3 ans la lañ jox délai loo xamante ni abbuñu lebuñu ñaanuñu tàllu lañ loxo parce que li may wax ni dañ ko mun a def si loo xamante lu leer naññ la lu amul ay làmbatu donc candidat la niveau Ndiarème Limamoulaye ci kattan suñu borom bu ànd ak dogalu yàlla yi incha allah. candidat nga am na maire bu fi nekkoon Mamadou Baydi Seye yal na ko yàlla xaare àjjana jóge na fii am na remplaçant am Woré Gueye moo ko remplacé mais ku wax candidat boo ku wax maire wax aussi bilan nan nga gisee woon bilan am ci bu mu fi nekkoon ci 7 ans yi pratiquement. waaw ci 8 ans pratiquement des na tuuti mais duñ koy ñaanal yàlla xaaral ko àjjana parce que moom man am naa sensu moom moo ma téye fii parce que Italie laa nekkoon mu ne ma bul dem xëy na vision bi moo tax mu téye woon ma fii mooy peut-être xëy na lii la centroon bu fi jógee ku mel na man toog mun ko remplacer parce que gis na peut-être ay qualité yoo xamante ñi ngi si man peut-être moom moo ma njëkk a wax ne ma bul génn réew mi bul demati fenn am nañ ci yow yaakaar toogal fii nga liggéey musuma jox benn projet nag ba jëkkati xaalis jox ma parce que dana mu wóolu naa la am naa ci yow confiance defal ma lii yàlla suñu borom nag si coobereem lu mu mus a jox suñu borom dogal na mu sotti ba ni mu fiy jógee ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana mu am lu mu fi def nag loo xamante ni tey bëgg mairie bi du tax mukk moo wax ci ginnaaw lu nekkut wala lu amul suñu borom dimbale na ko am na li mu fi def am na lu mu fi bàyyi jéem na ba yàlla suñu borom ak dogal yi ñëw na dem na yàlla na ko yàlla xare àjjana ki fi des li muy eggali yàlla na ko eggali ak jàmm mu sedd guy waaye li ñu moom te li fi di nga xam ne fa la ñu war a jëm muy 2022 man maa ko bëgg a jël ak ñi ma àndal ñu téye ko eggali liggéey bi nga xamante ni ñi fi nekkoon def nañ ko am li nga xamante def nañ ko fi am lu manqué loolu nag lu ñu fas yéene eggali ci 5 ans ci 2022 bee ñu jëm ci kàttanu suñu borom ci délai bu court bu gàtt boo xamante ni wax dëgg yàlla ñëpp dinañ ci gis seen bopp. voilà ci campagne bi am na ñoo xam ne ñuy dañuy demal seen bopp am na ñoo xam ne ñuy dañuy demee coalition am na ñoo xam ne dañuy xaar président de la république pour ndigal président de la république yéen da ngeen demal seen bopp wala coalition ngeen. waaw mouvement réveil liggéey jot na xam nga mouvement la te li ñu wax ñu ne mouvement duñ dem actuellement parce que il faut parti politique yaakaar naa ñooñu ñoo xam li tax ñu wax loolu parce que wóoluwuñu seen bopp bàyyi ñu ku nekk mun a demal boppam am na li ñu teg loo xamante ni galgal la nga xam ne nit ki tey bu fekkoon dafa jóg bu ko demal boppam mënatu ko il faut ñu jaar si ay parti politique mais parti politique lii seen problème mooy dañuy gis ku leen mun ëpp leen doole ñuy wut ay nattukaay ñoom seen nattukaay moo foor moo amul doole parce que si ay at li ñuy nattee maanaam jamono day soppeeku nit mu nga fa def 20 ans 30 ans am si ci piise te mënoo dajale fukki nit maanaam nit ñëw tey même pas 2 mois 3 mois askan bi am si moom yaakaar jàpp ne kii bu ñu ko falee mu doxal ñoonu nag seen nattukaay ak suñu nattukaay ñun moo bokkul ñu ngi waxtaan ak ay nit nag ak i parti politique yoo xam ne ñu ngi waxtaan bëgg nañ bu ñu jógee ci màggal gi wax dëgg yàlla ñu xam ñan li ñu war a àndal yan parti li ñu war a àndal mais bu fekkoon ne may nañu mouvement yi demal seen bopp duñu ànd ak kenn parce que wóolu na li liggéey si géejawaay bi li ñu liggéey si géejawaay fii wóolu nañ ko ba bu ñu àndalul kenn wóolu nañ ne ñun bis bu ñu demee suñ borom mun naa dogal ñu dénk fi Ndiarème Limamoulaye bi ànd bi kat day nekk lu mënta ñàkk rek parce que conditions yi ñu teg la mais bu fekkoon dañ ko bàyyi règle de jeu bi ku nekk demal sa bopp joxe sa caution sa bopp bu doon 30 millions Ndiarème Limamoulaye jaral nañu ko parce que nit ki nekk fa nga dëkk ñu fii lu ñu dëkk ci biir commune bii lu ñu dëkk te fii la ñuy yeewoo te fii la ñu ñaan yeewoo fi ba jóge fi kon yaakaar naa bu baaxee mu dox ñun dinañ ñëw si njëkk gis suñu bopp kon nag yaakaar naa xaaruñu kenn si war a dem ci élection yi dinañ waxtaan daal képp ku ñu yàlla booleel mu ñu déggoo ak yow ñu ànd ak yow xooluñu si parti bu mag xooluñu si parti bu ndaw parce que ki ragal mooy set parti bu mag pour foo làqatu ñu wutuñu fi ñu làqatu ndax fañ dem ñemee nañ ko. gis nañu aussi mu am changement ci mode scrutin bi à l'époque conseillers ñoom ñoo doon élire
li mel ñu tijji seen ci seen biiru kii après mu am ay négociations yu bare conseil yi mais bi yoon au suffrage universel la bu fekkente ne yow candidat nga da ngay génn nga ni candidat nga population bi xam ne yow candidat nga man ma nekk candidat aussi population bi xam candidat la ku ci gagné mu jël nan nga gisee changement boobu. waaw sant yàlla rek loolu mooy li gën parce que bu njëkk ba nit ñi dañ doon laxatu nit liggéey ba sonn ñu portel yaakaar yaay falu maire nit ñëw yor xaalisam jënd loolu nag moo fi jeex loolu sant yàlla la. ni ñu def nii transparent lu leer naññ la askan bi danañ xool kan moo leen doy kan lañ jàpp ne mun naa soppi seen gox ak seen i nekkin yaakaar naa lii daal lu yéex a ñëw la waroon naa ñëw nag mais moment bi mu ñëw nii ci la gënee ci la baaxee parce que ñu mel na ñun ñëw nañu ak ñeneen ay jeunes yoo xam ne ñu ngi fi soxla commune bi ñun ñëpp ku ne da nga génn wan sa waxe sa programme ak wane ne na nga taxawee si njaaram Limaamulaay askan bi boobaa ñooy tànn ñooy jugé yaakaar naa duñu gis lu baax di jël lu bon loolu moom alhamdulilah dañuy sant yàlla rek ba nga xamante ne askan bi ñooy tàllal seen bopp ñooy tànnal seen bopp du xaalis du kenn kuy jënd kenn mënut a jënd kenn te yaakaar naa fii la ñuy màggee fii la ñu yaroo ñun suñu biir xamante nañ kon li ci kanam moom rawati ba du ñu ñaan yàlla fekk rek ndax wóolu nañu suñu askan bi nag yaakaar naa buy tànn lu baax lay tànn pour teg ko fi. gis nañu aussi ngay parrainer par exemple ay combat de lutte pour yow ban plan la ñu war a taxawal pour jàppale lutteurs yi parce que bon du bëreekat yëpp ay bëre bari nañ ci kii am na ñoo xam ne bëgg nañu bëre mais mënuñu bëri duñu am possibilité ban plan la ñu war a taxawal pour ñëpp ñoo xam ne ñu ngi liggéey bon ñu ngi yëngatu ci làmb ji ñu mën a tekki. mbëri yi fi nekk wax dëgg yàlla man li ma mun man en personne li ma mun mooy ku ci am combat nga ñëw ma wax la ma jëndal la bolok jàppale la sono li ma mun man ci loolu lay dox ndax du ma tëgg ko te làmb xaw ma na ñuy def ba jàppale leen loolu nag promoteurs yi ak état bi ñooy xool xam ne ay ndaw yu bëree ngi ci école li Mor Fadam mi ngi fi xale yaa ngi fi bëreetuñ te jàppuñu fi dara te que li ñu jiitu woon tey jóge na fi amuñu ay moyens ku mel na man ak ñeneen ñu fi dëkk bonne volonté ñoo ci nekk di ci jàpp ku ci am combat boo ñëwee jënd benn bloc bu 200 000 francs jox la metti ni si ñun mais dañuy xam ne mënuñu leen seetaan loolu nag yaakaar naa état bi war na xool ban système lay def pour xool nu mu jàppalee ndaw yi nekk ci làmb ji. dëkk bi aussi soxla na sécurité surtout côté Guédiawaye ak côté pratiquement banlieue bi quoi bu la yàlla mayoon nga jiite mairie bi lan nga fas yéene taxawal sur le côté de la sécurité. waaw mais sëñ bi xam nga mairie yi nii vraiment bon damay am kersa sax damay ruus boo demee seen budget yi ñoon à chaque fois danañ lay jox benn 30 millions yoo xamante ni pour lumière la 30 millions wala 25 millions yoo xam ne chaque année bu ne danañ ko si dugal te dañ ko génn te lamp du tàkk Géejawaay fii njaaram Limaamulaay boo doxul guddi da ngay ruus da ngay mel ne yow maam nekkoo sax yow Géejawaay parce que lamp benn tàkkul ay lampe solaire la ñu mujjoon nax montel ñu ko lampe yi même pas 6 mois xaw ma même pas 1 an lampe yëpp ngi brûlé benn tàkkatu lëndëm crise xatal koñ yi xatal yoon yi gis nga nit ñi dañoo war a tàmm di def qualité muy état bi ak mairie ku mu mën a doon doo jël voies yi def ci ay weñ yoo xamante ni da ngay xatal yoon yi te dara jaruñul dara na nga xam ne askan bi ñoo leen fi teg mairie yi li ñuy fayee ko agent yi ak la ñuy budget bi ñu am askanu njaaram Limaamulaay ñoo koy joxe di fay ay taxes ay redevance lu la ñu koy fay maanaam mënuñoo am sax lampe bu leer te chaque année nga def ci budget 30 millions yoo xamante ni lampe yi moom ngay wax ne lampe yi ngay taal te dara du tàkk loolu ñaaw la loolu ñun ñëpp dañ ko condamné kenn rafetlu wu ko affaire lampe yi nag moom am nañ système boo xamante ni wax dëgg yàlla bëgguma ko dévaluer ci émission bi nii mais wax dëgg yàlla loolu moom bokk na ci li ñuy régler rapidement ak insécurité bu am fii parce que nit sañatul takk greffas nit sañatul yor portable ci mbedd du wuyu fii ma dëkk nii maa fi def lampe solaire yoo xamante ni pour koñ bi di leer man maa jën parce que xëy na yàlla mu ngi may suturaal am naa quelque loo xam maa ngi koy for ma ñëw monté fi ay lampe solaire mais bu la fajar rombee fi fajar kenn nangootul génn parce que dañu lay agressé maanaam si wàllu sécurité war nañ see taxaw ñun embauche jël ay nit ay jeunes former leen même bu fekkee commune bi moo koy jël ñu leen di fay ñu yor sécurité bi mais lampe moom koñ boo jaar dana mel ne màkk ci kàttan suñu borom parce que nit commune bi 30 millions xaju si 1 an bi fii si lampe yi tàkk 30 millions ëpp na si loolu nag du moo ko dévaluer fii dama koy garder suñu secret la bokk na suñu programme waaw sama kàddu gu mujj mooy sant ñëpp sant waa Géejawaay ndax fi ñu ma teg ak jàppale bi di leen sant yéen ñii nag di ànd képp ku ma àndal si mouvement réveil liggéey jot na ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne ñëpp préparé wu téye seen carte d'identité
te waajal te xam ne élection yi bu ñu fi yàlla bàyyee c'est 2022 la bientôt léegi mu ñëw ñu yàlla dimbali ñu jox ñu mairie bi li ñu am li ñu wax fii ñu mun koo dérouler très rapidement incha allah ci kat suñu borom ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp.